waaw ñoo ngi nag di ziar ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm ak salaam parce que mbokk yi xam nga ne nag jàmm ci la lépp xaj di kontaan ci ànd bi ngeen ànd ak RTS 2 rawatina nag émission tam-tamu tey bi nag mbokk yi ñu ànd ci mbirum éducation et civisme ak suñu xarit Awa Ndoye Diop nag tey la mënu indil mbokk yi dafa mel ne démb xaw nañ koo junj tuuti ak Cheikh Ndongo ak invité am docteur Meng ñu ne daal éducation hors école moom itamit am na solo ci doomu aadama lool dinañ ci ñëw bu baax a baax waaye mu ànd ci tamit ak invité bu ñu jógee ci loolu nag dañuy ñëw ak yéen ci ijab du jour naka la nag vraiment la ñuy nuwee bu baax a baax li nga xamante ne bi moom mooy fulaar yi mage dina ci ñëw ak ñun dans quelques instants mbokk yi suñu jógee ci loolu nag dañuy ànd ak suñu xarit suñu tonton muy Lamine Ndiaye moom nag indil ñu invité bu nga xamante ne bi xàmmee ngeen ko waaye nag gëjoon nañ ko gis lool ñu kontaan di ko recevoir tey muy Pape Demba Lam mbokk yi gis ngeen ne nag vue sur la toile saa su ne moom mooy jeexal suñu émission ñaari invité yi ñu am tey nag di kontaan lool ci di leen recevoir ñu ci jiital nag monsieur Pape Demba Lam moom mi nga xamante ne bi incha allah dinañ ñëw ci parcours bu rafet bi nga xamante ne bi jot na ko def fii ci Sénégal waaye tamit am benn jeune bu nga xamante ne bi dinañ leen ko présenté bu ci kaname muy monsieur Alioune Marème Ndoye di ab tailleur waaye nag tailleur bu nga xamante ne bi aar daal defe naa ne fës na lool ci li nga xamante ne mi ngi koy def quoique tailleur tamit ay artistes lañ mbokk yi ma dem régi dellu si waat waaw saa su ne nag dañuy kontaan di feggoo ak ñi nga xamante ne bi ñoom la ñu bokkal liggéey bi mbokk yi xam ngeen ne nag liggéey buy neex dafay fekk ñi ngay liggéey ngeen am complicité day fekk ñi ngay liggéey boo leen gisee ree buñ la gisee ree bu ko defee ñi nga xamante ne bi ñoo ñuy seetaan moom tamit dañu koy sentir en tout cas kontaan naa lool di ci jiital nag madame Awa Ndoye Diop kontaan naa di feggoo ak yow parce que éducation et civisme yaakaar naa ne am na wàllu wu rëy ci développement dëkk nga ñëw ak ñun nag ci lu nga xamante ne bi am na solo ñu ne éducation hors école. dëgg la maa ngi nuyu ñi ma bokkal plateau bi yëpp tey di la nuyu naan la namoon naa la yàlla raw 2 semaines waaye xam nañ li ko waral lu mënta ñàkk moom kenn mënu ci dara ñi ngi nu mu tudd jaale waa dëkk bi yëpp waa monde bi yëpp ci sunu sëriñ bu mag bi ñu ñàkk ñun ñëpp a ñàkk waaw muy jullit di catholique ñun ñëpp a ñàkk ndaxte ñëpp xamoon nañu féeteem ci dëkk bi waaw li ma indi tey moom mooy éducation hors école lu tax ma indi éducation hors école di leen ci gën a duggaat inchallah voilà dinañ ci gën a duggaat en tout cas ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax madame Awa Ndoye Diop waaye saa su ne it bu nu gisee tonton Lamine Ndiaye dañuy bëgg parce que tamit mag mu nga xamante ne bi dafa nekk ci biiri xale macha allah wàcce boppam ba pare nag ànd ak ñun di ñu wax jaaral nii kooku dañ ko ci sant di ko ci gërëm di ko dalal bu baax a baax ci suñu plateau waaye nag Awa Ndoye Diop basin bu bleu bi rafet na waaye nag sama tonton wax dëgg yàlla tey ñett yi ma defal neex na ma de ba pare teg ci koppate bi en plus. non man ak moom toujours dañ koy couplé dañ koy déggoo Ndiaye nag njóobeen la. xam nga ñoo belloo. ba tax lépp loo xam ne ñoo ngi koy wàcc di ko def rek. na fekk mu nekk un complément. tout à fait mu nekkee sujet verbe complément. loolu la si jàngal ci école. dëgg la mooy construire une phrase. donc phrase boobu daf ñuy symboliser ci toogaay bi. tout à fait alors man li may jiital. mooy tiis yu nga xam ni dal nañu ñun ñëpp. Sénégal ak bitim réew. ñu ñàkk kilifa gu mag. wallaay bu baax. te man ma féete foofu. ndeysaan donc naqar bi ñëpp ko bokk. dëgg la ñëpp ko bokk. di ko ñaanal rek. fa mu jëm yàlla na ko gënal fii mu jógee. amiin xam naa ne sax loolu mooy am. parce que nitu yàlla ci boppam. doo am sax looy natable ak looy werante ci xel ak xalaat. dëgg la ba lu tax ne tey ki ñu indi. man ak soxna si. waaw dafa mel ni à chaque fois bu génnee benn sujet rek. waaw man damay indi loo xam ne lu koy mottali. dëgg la mais xam nga lu ko indi. parce que éducation ak culture. dañoo sorewul. déedéet ñoo bokk géew. te mënoo wax éducation te bu raxo ci culture. ndax culture nag moo wuyoo lépp. dëgg la ma jiital loolu laata may ñëw. jërëjëf tonton te nag ci biir loolu dañuy sant yàlla parce que sànq maa ngi koy wax ne que démb ñoo ngi doon waxtaan ci ay mbir yu nga xamante ne bi développement personnel mais laal lañu tuuti. lu am solo muy éducation hors école te tey Awa Ndoye Diop ñëw na ci kon ñu ngi sant yàlla ci biir tam-tam. jërëjëf ñu ngi lay sant di la gërëm waaye nag mbokk yi di
am contentement bu mag di recevoir monsieur Pape Demba Lam ñi ngi koy nuyu di la dalal jàmm en tout cas kontaan nañu lool parce que xaw nañ la gis ci plateau télé yi RTS2 daal vraiment vraiment kontaan daal weesuwul kontaan nañu koy faral di waxee ñu ngi lay dalal jàmm. waaw kontaan naa trop yaa xam. kontaan naa ci sama sista bi. Awa Ndoye Diop ak Lamine Ndiaye. ak sama doom mu ñëw fekk fi sama doom kontaan naa trop. vraiment ci dalal bi. très très bien xam nga nag sama réalisatrice bi mi ngi may laaj lu nga xamante ne bii danañu ci ñëw bu baax parce que bu ñu waxee Pape Demba. du laam de. Ndiaye Lam. mais du laam de lam la. Ndiaye Lam. Lam. waaw exactement. très bien Pape Demba Ndiaye Lam. dinañ ci ñëw ba ca kanam bu baax a baax mbokk yi ñu am beneen ñu am beneen invité muy monsieur Alioune Marème Ndoye di tailleur ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm bu baax a baax di kontaan saa su ne bu ñu gisee jeune bu nga xamante ne bii ca la muy yëngu def na ci fulla ak fayda. macha allah. kontaan mooy li nga wax rek. da ngay yëngu te xam nga lu yëngu la ko yëngal moo ko yëngal. dëgg la. comme que yàlla def na. balaa ñuy tàmbali. am na lu fi xewoon bés yi ñu weesu. dëgg la muy kilifa fi gi génnoon àddina. ñu ngi koy ñaanal yàlla kayal àddina. amiin amiin amiin. li muy dëgmal yàlla na doon kiirlaayam. amiin ci amiin barke Yonent bi. amiin waaw gannaaw loolu. mooy li nga wax rek. àddina moom ci lépp loo yëngu rek. fexeel am ci cër. ndax bu cëru jotee nga mën a cëru. dëgg la. kii tamit wax na ko. nee na culture ak éducation soriwul. déedéet. xanaa xamoo ni culture. baatinu alxuraan mu ngi nekk ci culture ndax mooy njëkk mooy mujj. ma jàppandi foofu ba ci kanam. très bien kon nag kontaan naa ci yow mbokk yi ñu ñëw ak yéen nag ci éducation et civisme ànd ci ak madame Awa Ndoye Diop mbokk yi tey nag la mu ñu indil ñoo ngi koy wax sànq ba léegi dafa ñëw ci éducation hors école ñu xool lan ñu ci indil mën a yaatal waxtaan bi ci sunu plateau. yaru démb ak yaru tey ute nañ boo ko fekkee sax di mag sa xol du neex nga cay man mooy ña nga yor ña nga cay may moom ña nga xam la ña nga jege nga mën a waxtaan ak ñoom waaye ña la sori di nga dégg la gis te la nga gis du la neex li ngay dégg du la neex waaye doo ci mën fa jar ndax bu njëkk ba xale dafa daan ragal say waajur rus say waajur moromi waajur rus sa moromi papa rus sa moromi baay rus say morom am foo yem ak sa morom ndax kii sama morom la taxul nga wax ko lu neex taxul nga def ko lu neex te loolu lépp amatul bu doon ti démb la bu ngeen xale yi seeni sax du ñu dugg fële la ñuy toog nga génn leen toog leen dama am gan ñu toog xaar la ba nga ñëw soo xamee ne gan gi dem na ñu ne ko kaay mu ñëw mu ne waaw yow de gan gi ñëw di ma seet sax lu mu sol nga yëre sàngam nga ne couleur yëre ba nu mu mel nga ne yëre couleur sàngam la sol ñu yóbbu la ci biir téye sa nopp bi ba nga jonkan ñu ne la ndax nit bu ñëwtee di nga ko xool bay xam la mu sol ban couleur la ngay dutuma ko def de ñu la jogal dem bu defete lool de dootoo ko def de bu njëkk ba dóor bariwul woon yar moo bari oo yedd nga wax ak moom xale ba dégg waaye xale tey da ci am ñoo xam ne dañu dëgër fi ragaluñu dóor rusuñu ko leen xas te nit day am lu mu rus day am lu mu jomba xam ne bu ko teree tey lii naka baaxul ba liggéey du ko dem fa muy dem sax xëy na bu dee ca gune yu jëkk ña amoon kilifa bu dee fu muy dem la sax du fa ñemee dem ndax laaj la ndax damay dem dana ka foofu day sa kër maam la mën ngaa dem te ñëw nga dem te ñëw te doo fa yàggit léegi nag loolu amatul buy dem sax doo yëg bu ñu ñëwee doo xam kañ li ñëw te loolu yëpp yar bi amul woon nga boole nag nangu ko lay yar mu mën laa yar ndax ku ñu yar boo nangu la yaru yar la day jafe de waaye boo oyee fee neexe waxa ragal sa kilifa rus ko am loo jomba ëllëg ndax loolu fekkuloo ko ci ndey fekkuloo ko ci bàyyi loolu ngay jomb xale ba dal la kay daal di jombale rek mu dal di neex a yar mu ragal la yar ba gën a neex mu rus la yar ba gën a neex mu déggal la yar ba gën a neex waaye loolu yëpp tey dafa tumuraanke kon yàlla nañu yàlla may njaboot gu jub yàlla nañu yàlla may njaboot gu jub la xele nag boo ko yoree doo tàyyi waaw boo gisee lu la neexul woo ko mu ñëw soxla sa dóor di xas di saaga baaxul du yar nit nga ko mu ñëw nga ne ka lii bu ma ko gisee te dootu ko def bu njëkk ba boo xëyee sa yaay ne la yow kat yaay raxas bool yi yaay bale yaay dem marché togg yaay fóot su ko defee loolu ku ci nekk bu xëyitee doo toog ko wax man xamal lu tax rek xale te dëgër bopp loolu da ca dal di jaar bu ko defee yow doo ko toroxal doo ko dóor doo ko xas waaye loolu lépp dafa jeex ñu sant ko yàlla yonte ba nag te xam ne ku jobootul doo am loo ne tegal li wala teggi li wala defal lii kon ñu sant ko yàlla
te ñu ñaan ci yàlla njaboot gi yàlla soppi leen ba ñu mel ni seeni maam ak seeni yaay. duñu mën rek lu dul ne amin ba noppi nag di gërëm di sant bu baax a baax suñu maam joojule di Adja Oumy Diop ñoo ngi lay gërëm di la sant di la ñaanal wér ak fan wu gudd. Madame Awa Ndoye Diop vraiment la nga ñu indil am na solo parce que léeg-léeg on a un besoin. mooy besoin bi mooy di déglu waxi maam. comme ni mu ko waxee gisatuñu xale yi donc xale yi ñu ngi ci appartement yi. xale yi ñu ngi ci ville bi. alors la ñu waroon inculquer xale yi. looloo amatul moo tax tamit. côté boobu éducation bi je pense que dinañ ci jéem a dox ba la newoon ñëwaat. waaw loolu de moom mooy sunu mbébét moom moo ñu tax a jóg moom moo ñu tax a génn sunuy rukk ñëw toog pour mën a partager ñun tamit lu ndaw rek lu ñu jot a xam bien vrai que ni ci yoonu jàng lan toll ba léegi parce que la vie est un perpétuel apprentissage. Absolument. waaw te bu fekkee ni que yow da nga jàpp ni que màgg nga nit mënatu la yar nit mënatu la wax loo xamante ni gisuloo ko xam nga moom la ñuy wax orgueil te orgueil nee naa toujours damay wax naan l'orgueil c'est l'arme de Satan nit ku rëy rek jàppal ni que sa place du àjjana te moom la maire bi wax bi muy wax naan da ngay oyof nanguñu yar la parce que si tu es humble li ñuy faral di wax plus tu t'abaisses plus Dieu va t'élever. Et puis nag man dafa am wax bu nga xamante ne bii saa su ne damay loolu li nga ñuy wax ni yëpp mi ngi koy tënk mooy am kilifa. mais nit da ngay am kilifa da ngay am njiit da ngay am référence boo ko amul mënuloo wax yar xam nga malheureusement dañu toll léegi ci jamono joo xamante ni dañu jël éducation ñu koy confondre ak instruction école moom mooy instruire kër moom mooy éduquer. mu wax lu am solo Pape Demba Lam mu ne léegi li ñuy gën a def mooy dañuy jàngal xale yi ni ñuy jàngee l'école waaye école bi ñuy wax école de la vie yaakaar naa ne foofu foofu daal la problème bi nekk. loolu soo gisee lii ñuy wax tey ci yar tey loolu am bañ koy teg baaraam dëgg gi xam nga lan la ku toll ci pour ñu yar la mënuloo yar kenn te xale yi dañu toll pour ñu yar leen ñu jur doom bëgg a yar doom ja du sotti ndax mineur bu amee doom wala xale bu amee doom ku koy yar est-ce que kooku mun na ko yar munu ko yar bu ko maamam yarul du sotti il faut ñu delluwaat ci ñoomin maam delluwaat ci ñoomin baay yar ku ko bugg a ku ne mag yu njëkk yi rek nga koy mën a amee mais xale bu ndaw mënul yar doomam. tonton Lamine Ndiaye ñu gis nag ne que éducation hors école bi dafa laaj ñu gën cee waxtaan parce que li ñuy jàngal ñun suñu njaboot yi mooy jàngal mu jàng nag ba am li mu war a am yépp àddina nag ne ko maa ngi nii nag dootul xam fu mu jëm. waaw loolu boo ko gisee rek ndorteel ba la man dama koy tënk ci ñaari baat yoo xam ne ni dama koy faral di wax bu njëkk bi mooy ku ñuy nëbb ci ron lal doo feeñali tànk ndaxte ba ngay ndaw ñu jël la tënk la ci biir kër gi am na lu ñu bëggoon nga mel ko am na lu ñu bëggoon nga sori ko dëgg la foofu la éducation bi njëkkee lu ñu bëgg nga mel ko ak lu ñu bëgg nga sori ko ñaareel bi ma tënkaat ko ci benn baat bu may faral di wax dañ ni bopp su naaree am barke nopp yu dégg ci sax parce que bu ñu daan téye sa nopp nii di la kaata noonu lañ ko tuddee woon comme maire bi wax na ko sax voilà c'est pour t'obliger à écouter absolument pas à comprendre mais à écouter savoir écouter d'abord avant de comprendre parce que si tu n'écoutes pas doo mën a comprendre soo mayul sa nopp déglu bu baax li ñu lay wax naka ngay comprendre initiation bi ñu lay dugal ci biir ba ngay ndaw pour mën a jëfandikoo àddina jëfandikoo sa bopp àddina madame Awa Ndoye Diop dafa mel ni léegi éducation hors école boobu nuy wax y a aussi un problème bu nga xamante ne bi ñun ñëpp ñu ngi koy vivre mooy un manque de temps entre guillemets bu waajur yi muy bu góor baag bu jigéen bi donc dañu ba wax école rek. waaw xam nga man li may faral di wax rek mooy le temps ça se crée. yow waajur bi muy ndey di bàyyi muy maam tu es mieux placé pour yar sa doom gone gi nekk ci sa tànk que maître am
wala professeur am parce que professeur bi maître bi il est là pour 9 mois te de tous les jours lay nekk ak xale bi te dafa am programme bu bien défini boo xamante ni il a l'obligation de résultat mu jeexal ko balaa boobu waaye yow waajur bi sa obligation mooy sa doom baax donc boo waxee ni que non j'ai pas le temps parce que c'est ce qu'on voit maintenant beaucoup de personnes se disent intellectuels mais qui est l'intellectuel est-ce que intellectuel bi moom mooy ki nga xamante ni dafa yore ay diplôme am ba yeggu doctorat man considéré wu ma ni kookoy intellectuel bi moom mooy kan mooy xëy na kooku nga xamante ni toogul sa banc école mais am na savoir vivre am na savoir être am na savoir faire man kooku laa considéré comme kii donc le temps ça se crée nanu bàyyi naan aw ma temps de toutes les façons xale bi heure bii lay wàcc et cetera. et surtout nag damay ñëw ci Alioune Marème surtout nag léegi dañuy faral nag te looloo xew mooy ko xale bi keroog dama gis benn xale bu nga xamante ne bi ñu ne depuis bi mu amee 8 mois ba léegi mi ngi ci crèche yeeg yooyu donc ça veut dire que xale bi on n'a même pas eu le temps ci cocon familial bi jàppale ko yar ko ci nampatal ko ci comme on dit donc dès le bas âge la ñu dul def justement li nga xamante ne bii moom mooy éducation hors école parce que xale bi déjà à 8 mois wala des fois même avant ñu ngi déjà ci école. macha allah damay daal di cofandi ci waxu maam bi li mu waxoon rek dafa wax yu bari waaye ñaar laa ciy jël mooy ragal ak jomba xam nga ragal ki nga ragal tey soo ko gisul boo demee feneen def la nga ko ragalee woon waaye soo amee jomb foo mën a dem ci àddina fu mu mën a ne même su génnee àddina même bu génnee àddina sax man jomba moo ma gënal jomba moo ma gënal gis nga éducation damay déparé ci laata xale bi di juddu mooy waajur ak kilifa ak borom kër kan mooy waajur ak kan mooy kilifa ak kan mooy borom kër waajur bi moo jur doon na ko ba pare léegi kilifa gi nag la ñuy wax mateel lépp defal lépp li nga war a def pour xale yi du ñu mën a tunguranke lu ñu soxla def ko pour bu nu génnee dara du fekk seen bët ndax saay-saay yi dañoo bari léegi kilifa gi nag soo matalee lépp nag da ngay doon kilifa boo matalee lépp da ngay doon borom kër nag moo couvrir lépp mais boo doonee boyal kër nag kër gi day daal di doy waar. waaw indi na yu doy waar borom kër. boyal kër ak boyal kër. waaw ñu mel ni nag tonton Lamine borom kër bi dafa am lu bëri lu nga xamante ne bi daf koo ëmb. parce que daal dafa mel ne bu njëkk ba. Pape Demba nañu doon wooyee borom kër. parce que defe naa nit ki boo ko jëlee même mu nga démarrer ci sa soxna. comme ni nga waxee sànq. da nga war a continuer di yar parce que ba nga koy jël day nekk ndaw. waaw donc borom kër mët ko tamit yaakaar naa ne am na solo. d'accord loolu am na solo trop. mais sista ndey ju liggéey amul solo ndey ju nangoo am solo ndax liggéey dafa yomb mun nga liggéey ak tàng xol. mun nga togg malgré da nga war a togg. mais boo nangoo jeexal nga lépp. dëgg la. ndey ju nangu dafa am solo. ci borom kër gis nga borom kër. lu ko mun a régler. na am jigéen ju nangu. derrière tout grand homme y a une grande dame. grande dame da koy yar. dina am loo xam ne dina ko comme lu sama doom wax dina ko jomb. parce que buy def di def ba mu yàgg day am lu koy jomb mais borom kër goo xam ni dara jomb ko jigéen boo xam ni yàkkamti na timis jot ba mu naan ana xar yi. ana muus yi ana ganaar yi yëpp mais doo wax nit yi mukk ana nit yi ana xar yi dugg nañu ana ganaar yi lekk nañu ana kii ganaar boo koy jox mu lekk sax dalay topp ganaar boo ko doon jox mu lekk léegi billaahi dalay xàmmee dalay topp loolu la ñu gën a mun a yar parce que pour mu duuf jëriñ la mais loolu muy duuf jëriñ la mun na dee loolu muy duuf jëriñ la mun na la bañ a jëriñ mais nit nga koy yar dara gënu ko dara gënul yar nit yar nit nag day fekk nag nga am foo soxe ko lu sunu ndey ji wax dafa am fooy soxe ko ndey ku ndeyam nanguwul du mun a yar kenn mu nekk Awa lu nga xamante ne bi yaakaar naa ne dinañ ci di faral di bàyyi xel léegi parce que comme on le dit jàngal nañ leen étudier léegi nag xale yi bu ñu demee ba ca cëppaandaw ga ils sont perdus ils sont complètement perdus dañuy tumranke sax parce que instant boobu la ñuy gën a soxla en fait xam àdduna
dama koy junj rek. après ma bàyyi Alioune mu duggal ma ci. mooy différence entre nit. ak nite. lan mooy nit ak lan mooy nite. parce que dañu jàpp ne que boo amee diplôme. am benn niveau am benn salaire rek nite nga. fekk na seuls les tonnes vides font beaucoup de bruit. donc boobu damay cax Alioune après mu duggal ma ci. macha allah. waaw dafa mel ni loolu démb aussi tonton Lamine xaw nañ cee junj tuuti. waaw da nga junj loo xam ne dafa am solo d'abord borom kër yi nga wax. yaa ngi ma doon bëgg a jox kàddu gi. ma yàkkamti ko lool. borom kër goo gis. day tabaxu laata muy tabaxe. day tabaxu. laata muy tabaxe. tabaxu bi. mi ngi wékku ci ñetti pàcc. ci xalaat la. ci xel la. ak ci xol. xalaat xel xol. waaw ok ndax xalaat ak xel. teen lañu. xol ci la war a root. la muy root. yàlla na fekk mu nekk jàmm. yàlla na fekk loo xam ne lu njëriñ lay am. ba bu buggee dara ci borom kër yi mun koo wuy si. ensuite mu war koo tabax. ci ñi nga xam ne ñoom la jabootee. dale ko ci soxna si. ba ni muy dëkkee ci doom yi. dale ko ci soxna si. c'est une suite logique. absolument bu fekkee ne loolu amul. li nga bëgg yow ci sa biir kër du mun a am. te borom kër. dañ koy mën ko. soo ko matul. ci wàllu xel ak xalaat. doo ko mën. déedéet. soo amee ba yaakaar ni di nga ko mën nax nga sa bopp ndax am na lu la dese. xel ba ak xalaat ba nga tabaxul. parce que li ngay indi li ñu gis. mais xalaat bi na nga def. ba loolu am. ba nga indi ko dëj ko ci biir kër gi. ñu mën à travers cela xool ni kii coono la dab. laata muy indi lii. ba di la yërëm. duñ la ci kii léegi daal waaw Pape Demba xam nga léeg-léeg ci biir waxtaan dinañ xëy na mën a trouver quelques petites solutions naam suñu xam-xam bëriwul du tout mais dañuy jéem a rek parce que ñun ñëpp dañoo am ay njaboot te la gënal doomu aadama yaakaar naa ne mooy njabootam barke njabootam dem ca kaw ban solution la ñu mën a adopter présentement ak jigéen ñi nga xam ne sama maas gi ñi ngi liggéey amuñu jot góor ñi tamit amuñu jot ban solution la ñu mën a am pour éducation hors école bi daal mën a taxaw. man nag ñàkk a jot boobu laay bañ. ñàkk a jot boobu laay bañ. parce que doom. vraiment nawle la doom. sidit la bu ne ci yow. dëgg la ndax sa doom nga rek nga nangu mu gën la. yow ni nga def yow ni nga amee éducation. si say waajur ma xam la bu baax. la mu la jàngal. boo ko jàngalee sa doom mu dem. mais soo buggee daw. damay liggéey wala dem góor sax moom mun a wax ne damay góor sax moom mënul yore kër. ndax góor amul temps. dëgg la mënul yore kër. jigéen moo mun a yore kër. waxuma la ak nag bay liggéey nag. kuy liggéey yow amatoo problème amatoo benn kii. bokkal salaire bi. waneel lu baax. waneel sa doom lu baax jëmel ko fu baax. ba pare yow sa alal nga nangu ko def ci sa doom. mais yow ngay xaar ku góor ki def rek. moo tax jigéen ñaa ngi def na ñu ngi def ci njaboot gi ñu ngi lay sant di la gërëm. suma rakk la sama lépp la. mais man dama tàmmu seddu. jot gi. waxuñ ne kenn rek na ko jëf. bu boobaa ñoom ñaar ñoom kenn du ci am jot. mais nañ ko seddu. waaw. bu ma ñëwee tey man miy góor aw ma jot ma bàyyi ku jigéen ki def. parce que aussi tamit borom kër la moom kër. merci. mais nag est-ce que des fois awa est-ce que des fois duñ ñu bàyyeeg lépp tamit. surtout bu leen arrangé. bu ma nee des fois duñ ñu bàyyeeg lépp. yàlla bi ñoo moom lépp séddoo. c'est que je suis équitable. li ci des su fekkee ni borom kër gi amul jot. ndaw si jël. su fekkee ni ndaw si amul jot mais borom kër gi jël. léegi-léegi nag lépp lañ ñuy bàyyeel donc Alioune. yow tamit en tant que ndaw yow lan nga gis ci loolu éducation hors école bi naka la ñu mën a def ba mën ko gën a taxawal. moom dafa ne jëkkër. mais jëkkër mooy jag kër. na kër gi jag. fexeel ba kër gi jag. léegi kan mooy jigéen. ji gi gën. la muy jebbi lan lay jebbi. ay doomam lay jebbi. wañ nga dañ olof dafa ne weñ gi bañ na ca bañ jaxaan nga déedéet weñ gi bañ na ca bañ a jaaxaan nga.
bañ ka jaaxaan nga. bañ a jaaxaan nga. du yow bañ mbokki jaaxaan fan nga en fait. man lébu laa. Ndoye waa c'est vrai. déggoo wax nañ ko. Ouais. haut-parleur de waaw ñoom ñoo yor baatu olof yi. kon lébu haut-parleur des wolof. dëgg la kon da nga ko war a waaw dafa am luy neraw ci ñun daal te foog nu yee ko. foog ñu yee ko man cee jàppale suñu. léegi dama war a si li ma ko posé sànq rek. waaw mooy nit ba waral ñu naan nit kee. ñetti baat la. waaw nit la. ak nit ki. ak nite. nit ki nite. ñetti baat la. ok yu jege lool te bokkunu. ok ñu ngi lay déglu. nit ñëpp bokk nañ ci. tubaab beeg ñëpp. ndax la xadd karab naa bani aadam lan wax. kon ñëpp dugg nañ. da ngay gis nit bu yaroo ci gaynde. gaynde yi yar ko ba mu màgg nàmpal ko def ko lépp. nit la waaye buy yuuxu gaynde lay yuuxu. buy jëfinu gaynde lay jëf. éducation. et pourtant ci nit la bokk de. mais jikko ba. ok et c'est profond ce qu'il dit, ça va plus loin que. yarin ba léegi ñu ñëw ci nit ki mooy individu. xel bi duggagul ci yow de. doo judd rek xel dugg ci yow. dëgg la. ci dund bi. ci la lépp di duggee ci yow. moom la ñuy wax naan l'homme né asocial c'est son environnement qui le rend social. absolument. le fait que taxaw nga benn at dugg na rek juróomi at jàpp juróom-ñaari at rek. léegi nit ki disposition lay doon xel bi ci lay commencé dugg. très bien kooku mooy nit ki. mooy nit wax nga ñëpp la nite bi. expliqué nga ñu. waaw léegi mu des nite. nite d'accord moo ci desoon waaw. nite. waaw mooy naanite. mooy naanite dañu rey baat bi. naanite la. ok muus daal nite. d'accord. mooy la ma la waxoon rek. xel da ngay xel di. làbbali ko mu naan wiricc. xel da ngay xel yi làbbali ko. waaw defe naa ne nag fa la ñu mën a tëjee li nga xamante ne bi moom mooy tey éducation et civisme en tout cas madame Awa Ndoye Diop ñoo ngi lay remercier la nga ñu indil am na solo parce que nag c'est vrai que nag éducation hors école bi je pense que dinañ ci faral nag di bàyyi xel parce que defe naa ne loolu mooy construire vraiment nit ko nga xamante ne bi day nite parce que nekk nit rek comme ni mu ko waxee taxul nga nite te loolu defe naa ne nite mooy war a jëmale réew kanam en tout cas ñi ngi lay remercier c'est toujours un plaisir de te recevoir li ngi ñu indil am na solo di ci remercier aussi monsieur Alioune Mariam Ndoye di tailleur waaye nag xam naa ne moom itamit vraiment macha allah nee nañ xel dana nekk ci xale waaye tamit dana nekk ci mag en tout cas ñu ngi lay remercier di la souhaiter bonne continuation parce que li ngay liggéey tamit aar la yal na ci yàlla def jàmm merci beaucoup merci c'est gentil mbokk yi ñu wéyal émission Tam Tam ñëw ak yéen nag ci li nga xamante ne bi moom mooy artiste invité du jour ànd ci ak suñu xarit tonton Lamine Ndiaye ñu dem xool dans un premier temps lan la ñu indil dellu si waat mën a waxtaanee loolu ci plateau bi. gis nga man mi Ndakaaru wërngal tepp Sénégal ci boppam waaye waxum xoola monde entier goro bu mel ni man ci de valeur ci fula ci fayda doo ko am mukk meer yàlla li mu la baaxee xamuloo ko de su ma la bàyyee da ngay torox de. yow man nga maa toroxal. tuut nga ci toroxal ma gis nga yow ku la ëpp sut la sax mënu maa toroxal. waaw sama doom moo ma joxul cër moo tax joxoo ma cër dëkk tàng sama xol bi guddeeg bëccëg yàlla du leen jigéen bi laay ngeen di mbër. waaye dëkk sama tàng sama xol bi guddeeg bëccëg. waaye gis nga bu sama doom topp meloon ni man. waaw. am fulla ji ma am fayda ji ma am ak jom ji. waaw sëy bi tas nga ko tasaat. ay waay nangu dafa jël cëru bañ. sa doom je l'ai aimé je l'aime et je l'aimerai day sama lu ne fu ne mais lu ne fu ne gis nga li ci des toppatoo ma ko ndax yow ma rek nga bañ bëgguloo ma ne nit ki kenn du ko bañ jikko ja ngay bañ gis nga yow boo demee ba ne da nga war a yor kër waa yor doom ak jabar da nga war a jub xocc ku jubul man dama jub xocc ni ibu taxaw maa ni ngay jubee ni ngay jubee waaye sa tànk dama nga lok saw làmmiñ naan baatin maa lay jubee man nga yow boo bàyyiwul li nga nekk lu ma nekk sa jabar di dóor sa doom waaw di jooyloo sa goro kaso ba fa nga jëm kaa fa tande aw jox aw jax aw mox aw moxet xaw ma ñu ngi ko waxoon daaw anuñu waaw mu nekk nag artiste bu mag en tout cas tonton Lamine da nga ñu wax lu tax nga choisir parti bi mais dafa mel ne toujours la nga xamante ne bi ñoo ngi ko fi def rek toujours day ànd di lëkkaloo parce que ba léegi ni ngi wax ci mbirum éducation voilà justement parce que xam nga la culture aussi
dafa ëmb éducation. tout à fait. te loolu dafa nekk loo xam ne lii lu am solo la. nit ñi war ko xam. boo naan culture du ñu xam lu tax ñu naan culture. alors que culture dañ naan la culture c'est ce qui fait l'humain. culture mooy liy defar nit. ci boppam kon nag ci loolu. ma tànn waajur parce que tungu ne du teew ñuy nataal. dëgg la. borom mi ngi nii. jàkkaarloog ñun. waaw nañ ko laaj. waaw kañ lañ ko tourné ça fait combien d'années déjà. et puis nga indi ñu vraiment waajur pièce bi. bientôt ça fait 14 ans. 14 ans. oui d'accord. waaw parce que waajur maam Daawur Wade moo ko bindoon. bi mu ko bindee li mu gis tey rek la wax. ndax man suma papa wane wuñ ko ci. parce que kooku 3e épisode bi la far. ñu ngi ci daal 3e épisode bi ba léegi ñu ngi ci. man dama nekkee loo xam ni du woon yoon. suma papa. ni mu doon dundeek suma yaay la woon. ma yaakaar ne noonu la nit di dundee. mère bi tamit sama yaayu jabar. moom it benn doom la am bu jigéen. yàq ko. noonu la demee man suma papa yi mu doon dundeek suma yaay. moom laa indi nii. moom it nu muy moom nu ko yaayam yàqee noonu la doon dundee ak yaayam parce que yaayam moo ko yàq parce que ku yar sa kuy balaa muy mbëkk kenn yow lay njëkk a mbëkk. dëgg la dëgg la de. c'est ça. loolu tax waajur bi te Lamine yow. en tout cas mu nekk tamit mu nekk ay souvenirs. kii bàcc la man Pape Demba Ndiaye lam la. waaw parce que man du ma tox du ma naan. waaw léegi ci biir loolu laata ñuy continuer ak tonton Lamine. xam nga sànq junj nañ ko Pape Demba Ndiaye lam. waaw lan moo waral lam yi. waaye si sa yaa ngi bugg a saam golo gi nag. saa yoo ko waxee loolu lay tontu si sa bul saam golo gi nag. kenn saaful golo gi léegi tekkil. dama ko bëgg. lu ci nit mën. dara. suma gàllaaj la lu ci nit mën. dara. suma téere la lu ci nit mun. dara. suma sëriñ la lu ci nit mun. dara. suma gàllaaj la waaye. macha allah mu bëgg ko lool. waaw. bu leen saam golo gi nag yem leen foofu. mu nekk lan cuivre la d'habitude ngay utiliser. waaw. d'accord waaw très bien très bien waaw tonton Lamine. alors dégg man nag li tax ma ñëw ci loolu ba pare tànn extrait bi. c'est parce que ci wàllu waajur la. mooy li ñu doon wax sànq dafa dëppale. maanaam dafa ñëw wuy si wax ji nga xam ne jotul nañ ko fi juñ. éducation. waaw hors école. am na ku fi wax léegi ci table ji. mais balaa ngay yaru day fekk ngay yare. moom mi ma ko doon wax. voilà donc loolu la en fait que doom yi ba léegi. yar gi doyagul. parce que bu ñu yaakaar ni école ba rekk ay yar. mais yar bi ñu bëgg ci doom. mu war koo am. ca kër ga la mën koo am. ci société bi. il faut que ñu door ko ci biir kër gi. dëgg la. may delloo si waat booba baat ba rek bopp daal su naree am barke nopp yi dégg tey sax fi ñu lay yare foofu. na nga fexe bay dégg. très bien. sinon boo demee école. mais lañ lay jàngal noo koy déggee doo ko mën a dégg. du dugg ci nopp waaw ci biir loolu nag yaakaar naa ne foog nag ñu ñëwaat tuuti nag ci li nga xamante ne bi mooy nag sa carrière parce que jot nga def liggéey bu rafet fii ci Sénégal waaye sa carrière fan la débuté te xam naa ne sànq ñoo ngi koy wax hors antenne ànd nga ci bu baax a baax ak RTS. waaw maa ngi loolu dinaa ci sawar lool. ndax suma carrière fu mu débuté ci jamonoy tey la may gërëm waa jamonoy tey lool parce que ay kuy la yoo xam ne dañu bokkoon mbalka ay vedette rekk a ci nekkoon ma nekk ci xale ma gëmoon ne tey dina sotti ni ma démarré théâtre par Ablaye Seck la dañ daan def bu njëkk ba ñun dañ ñu yaroon fu suñu yaay yi toog fu suñu yaay ànd rek fa lañ daan ànd mu amoon comité pilote boo xam ne dafa amoon muy Samba Gueye jëm si yàlla na ko yàlla yërëm xale ba àjjana mooy maire de Dakar moo doon maire de Dakar ñu si daan dem maire yi suñu daan demee di politique yóbbu waay lañu maire Awa Diallo ak Lalla Soxo maire comité ñuy dem di dem benn jour rek ñu ne ma yow yaay wax. ban at la woon 78 non 78 waaw ñu ne ma yaay wax ma ñu wax maire yi tàccu mu fekkoon fa Pa Ablaye Seck Pa Ablaye Seck ne ma yow lan ngay def ma ne ko man maa ngi liggéey fële carrosserie sénégalaise fële kilomètre 10 ci Ndiaga Seck mu ne ma Pape Demba
man sa baay laa demal nga ñëwal nga def théâtre gis nga boo ñëwee def théâtre dinañ la dégg fu sori. D'accord. En 78. donc loolu ci prise de parole la commencé. waaw. D'accord. En 78 mu topp. d'accord Pape demal nga defi théâtre gis naa ne. billaahi boo defee théâtre lii ngay métier bii di nga ko bàyyi dina la jural lu ne. 78. 79. xëccal ma micro bi tuuti. 78 79 ba 80. voilà mu topp ma. ñu jëm sama ay copains nag amis d'enfance yi di ma pousse ñoom Koné ñoom Baye Niass ñoom Abdou Thiam ñu muy pousse daal ñoom il sama groupe gi daal di ma pousse naan ma booy demal booy demal booy demal. ma dem benn jour fekk paa bi su ma ko daan gis. su ñëwee ci rue 5 bi su toogee. su ma woowee daf may wax ci théâtre di wax ci théâtre te man dunuma théâtre. rue 5 fan la côté chez Dollar wala. rue 5 angle entre Charles Baudelaire. yow xam nga dara lu rue 5 ci wetu école bi rek. ah d'accord. ci wetu école bi paa bi fa la dëkkoon. ok paa bi damay dem ba damay daw. parce que paa bi may wax ko théâtre te man dunduma woon théâtre mais man xamoon li ne ci man. man mënuma ko woon yee paa bi mi ngi koy jéem a yee mais man nanguma ko woon. d'accord. mais gars yi topp ma. et les parents c'est-à-dire parents yi instant boobu est-ce que d'accord nañu est-ce que. non boobu suma yaay man gaañu naa en 69. mas suma yaay. en 69 la gaañu. le 20 août. après ma wax la ci loolu. ndax ñu ngi ci théâtre. léegi mu ne ma il faut nga ñëw il faut nga lii. ndeysaan ne ma dama lay boole ak Lamine Ndiaye xam nga Lamine man ko Lamine. booba temps Lamine sama deret la. mais kii ay mbokk lañu. ma ne ko Lamine suma deret la. te maam laa ci moom. maam te moom ak suma xarit moom ak suma mag xaritu benn bakkel nañu këram lañ daan jëlee sama mag. yàlla na ko yàlla yërëm xare amiin léegi mu ñëw kër Lamine ne ko Lamine Pa Ablaye Seck moo boole ak yow daal rek Lamine sawar rue 3 laa ko waxee mu ne ma rue 5 lay fanaan marché muusante ci marché bi fa la jabaram dëkkoon mu ne ma fa lay fanaan dee ma jël si su ma ñëwee fëgg taxaw Lamine ak lim ma mag mu may intégré ndeysaan jabar ji day tëdd mu xëcc ma ne ma kaay dugg toogal ma ne ko non bàyyi ma mu ne ma toogal ma toog jabaram muñ trop macha allah mu solu préparé ñu dem le matin koor la d'accord may ñëw fii nu mu tudd école des arts waaye waaw Robert Fontaine may dem foofu di Robert Fontaine école des arts fan la nekk foofu fii Robert Fontaine moo nekk fii bayal bi nga gis tey fii ñu toj tey école Lat Dior non école des arts Camp Lat Dior en face d'accord en face bayal boobu ok en face d'accord ma fay dem chaque suba ma dem Lamine di ma tàggat na Abou Camara Diak ndeysaan Abou Camara Diak ndeysaan Mbayang Gaye koy di ma waaw Mbayang Gaye recevoir nañ ko keroog ombre pa maas ñoom ñëpp di ma tàggat ma nekk booy ma nekk fa booy man ak Matar après feeling ñëw mais nga nangu nag parce que ci biir loolu yaakaar naa ne nangu bi tamit da cee am solo ndaxte booy jàng métier dinañ la yónni dinañ la wax kaay nga bayaloon ñu ataaya waaye loolu yëpp ci apprentissage la bokk yàq wax ji gis nga man dama daan bale Robert Fontaine temps yooyu costume melu ni ak ay ensemble de dama koy dóor damay sañse ba ñëpp xam ne sañse la ma ñëw bale waaw barke Rasoulullahi dama koy bale te dafa yaatu laaj ko maa koy bale ba mu set wis ko waaw jigéen yi soog a ñëw moo ma ko tere Lamine moo ne ma bàyyil bale bi Abou Camara woo ma bàyyil bale bi bul fi baleeti ma ne ko man dama mënul gis poussière dama mënul gis lii parce que lii dama ko gëm dugal ngeen ma ci ba pare deret la ci man bàyyi leen ma rek bale lu ma kenn sama bopp laay baleel très bien te loo ci jublu woon bale boobu waaw bëgg d'accord bëgg ak gëm ne fii may toog ni dafa war a set mun a set war na mun a naas éducation war na mun a set éducation ba pare ma am ci fulla boo xam ni bale boobu du tax kenn yàpp ma wala kenn dépassé ma wala yóbbu ma ci yenn yi parce que niñ ma yaree na ba pare ñi may liggéeyal ma fan leen jox leen cër non dama leen fan xam nga ko fan kay dama leen fan
ba nga xam ne lu ma am lu ne ci àdduna lu ma am lu ne ci àdduna waaw mais ñun dañoo am nga baal ma de dañoo am benn gande waaw yow fan nga jaar ba dugg si sama plateau sax yow dama sey naaw feeñ ay yow naaw feeñ wala la ñuy def dañuy continuer moom élan non moom laa bëgg a dagg non booy yaa tey da nga ko bëggoon daggal yaa tey 1978 j'avais 5 ans c'est vrai moom ba muy tàmbali j'avais 5 ans ndeysaan mais d'abord plateau bi dama ci kontaan ndax da nga dajale ay ndaanaan dëgg la Aram Diop Ndoye gi nii gentleman a gi nii wallaay dëgg la mais grand bi xam nga ay garab ci kaw la ñuy fekkante dëgg la dama ko seetaan ci benn film kumba am ndey kumba amul ndey ba ma koy seetaan suñu kër ñun suñu télé boobu amaguñu télévision en couleur dëgg la noir et blanc grand bi joué ci rôle benn buur ñëw toog billaahi wallahi je n'ai jamais oublié ce regard parce que dafa ñëw toog ne nii porte-parole bi mooy wax mu ne ko ndaw si bu ñëwee garab gi lan la soobaa ou soodaa soobaa garab gi soobaa Pascal Dione bi nekk télé moo ma doon wax Pascal Dione Pascal bu sëggee ci nopp yi deey buur bi wax moo doon secret ndaw si donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué pour vous dire que comme ni ko grand bi di waxee quelquefois théâtre bi du yàgg ci écran bi non ay fem yu ndaw la 30 secondes lay duré léeg-léeg benn regard la léeg-léeg benn sourire la bu copte le public et puis li théâtre di def si xale li théâtre di def si nit message yi théâtre di véhiculer c'est-à-dire nga am at yi nga am ba léegi nga koy fàttaliku et donc ça c'était fort et je veux dire c'est aussi le professionnalisme justement de ces comédiens te éducation boobu ngeen di wax ñii def nañu ay 25 ans de théâtre kenn musu ci saaga kenn musu ci wax un gros mot sax kenn musu ko ci wax donc père de famille daana ñime toog ak ay doomam seetaan ko bu mu jeex parce que xam na ne du ne fay leen télé bi donc loolu éducation la te moom mooy mission première diine boo dugg lu mu digle lu ne rek ci éducation mi ngi ci biir théâtre bi je vous souhaite une bonne waaw en tout cas Bichichi ñoo ngi lay remercier parce que nag mbokk yi comme ni ñu ko xamee RTS2 c'est une grande famille te yaakaar naa ne moom mi tamit di yëngatu ci wàllu art di ci def liggéey bu rafet ñëpp xam ko ci xam naa ne incha allah suba ci samedi gi di ngeen gis chaque fois li nga xam ne moo ngi ñu koy indil mais dafa rafet nga gis vraiment ku nga xamante ne bi bokk ngeen liggéey bi nga yegg si ñëw nekk xale def témoignage loolu dañ koy nangu en tout cas ni ngi ci kontaan bu baax a baax di la souhaiter yow tamit bonne continuation parce que ci wàllu art bi yaa ngi ci def liggéey bu rafet merci beaucoup mais yaa xam ñii oui nañ leen di wooye patrimoine national ñu leen wooye artiste ci patrimoine national c'est parti Pape Demba bëgguma sax ñuy wax lam dañuy wax Pape Demba patrimoine national parce que ñoom dëkk bi lu ne def nañ ko fi dëgg la ci mission d'éducation waaw grand ñëwal ñu ngi lay gërëm dafa am bu ma ko gërëmee sax matuñu lu ñu doon dëgg la moom xam na ñun xam nañ kon waaye dama bëgg wax ne duggam fii dafay ñëw rek wuy si li nga xam ne nii jotoon nañ ko dugal jël théâtre bi dugal ko ci éducation bu nekk éducation artistique bu ñu dugal dans les écoles di préparer ndaw yi parce que ni muy tijjee sa xel dafa nekk loo xam ne mardi et puis sànq bi nga koy wax prise de parole bi c'est important après mais à l'école les gosses échouent uniquement par timidité angoisse absolument et c'est voilà daf koy day travailler l'affirmation de la personnalité absolument c'est important ne peut se faire qu'à travers le théâtre. Tout à fait en tout cas ñu ngi lay remercier. waaw balaa muy dem damay wax. ndax lu neex ku ko neexal yëgu ko. dëgg la tabax si xar yee ko neexal te yëguñu ko. ngénte ku ko neexal du liir bi. yëgu ko. déedéet Serigne Touba Alaaji Malick Bu Kunta Njaasaan ñoom ñëpp. wallaay tey ñu ngi neexal te yëguñu ko. dëgg la. RTS ma dugg fi. neexal bi ngeen may neexal. yëgu leen ko mais man yëg naa ko. de ci teg 2 gis nga boy gis nga boy ñëw bi nga ñëw fii munoo yëg ni ma neexee ndeysaan macha allah munoo ko yëg te yow xam nga man xam naa ndeysaan du ma la tàgg yàlla xam na xol du ma am ci yéen jeune su doon sama sago tey dara jey Rasulullaahi ngeen am lu ma ci amul yàlla yëkkati leen
ni ma yëkkatee yàlla yëkkati leen lu ko raw ci darajee Rasulullah parce que dañu wéetoo na ñun artistes yi dañu wéetoo naa aussi su bokk la wax la mi dëgg la générosité dañu wéetoon trop tey ku nekk ngi daw tey duñu sow dëgg la merci beaucoup Bichi c'est un plaisir en tout cas c'est un plaisir suñu ginnaaw su tàngoon suñu ginnaaw su tàngoon kon kenn du ñëw thank you merci beaucoup ñu continuer nag ci li nga xamante ne bi yaa ngi ko doon def mooy waaw fi nga jaar daj lu ne ci aar bi bëgg ko mais nag li taxoon ma bëgg ko parce que dama faawoon ñi ma nekkaloon ay Abou Camara les Diak les Lamine Ndiaye mais dañuy ñëw mais correct waaw man damay jaay correct ñu gën ma correct di ma ci yar nag di ma yar comme nii pour nga wax ne góor gi ngeen baal ma ci terme boobu góor gi day fen pour ñu waxoon ko dañ ko daan discuter dañ koy toog di ko discuter après Abou Camara mooy tëb naan kës bu alxuraan Abou Camara mooy taxaw ne loolu dëgg la mën nga ko wax mais dañ naan suñu ne góor gi moom fa ñu ne pour ki koy seetaan xam ne ñun sax ñi koy wax gënul ci ñun mais il faut ñu wax éducation waaw oh my God pour wax la ne la noonu lañ ñu doon yare noonu lañ ñu doon yare dama ci yar bu baax a baax a baax mu nekk nag defe naa ne lu nga xamante ne bi daf lay mën a jëriñ tey en tout cas ñi ngi may wax de l'autre côté parce que man yaakaaroon chronique bi waaw fi la war a mën a yem moo tax tamit xam naa dina am leneen lu nga xam ne RTS 2 danañu ko jéem a préparer parce que ñu fàttali ne tam-tam dañuy xaw a junj nii rek parce que 1 heure de temps la ñu am mais yu ci bëri dinañu ko def daal ay mbir yu nga xam ne duñu wax mënuñu wax tout de suite mais dinañ ko gën a yaatal waaw xam nga loolu li muy wuy rek mooy kàddu dañ koy woot wax jëpp a ngi doon très très bien en tout cas tonton Lamine dañuy kontaan saa su ne parce que ñu nga xam ne namoon nañ leen gën leen gis des fois duñu xam sax fan lañ leen di gisee quoique man dama koy gis ndaxte ku dem Medina gis ko en tout cas ñoo ngi lay remercier ma doole la yow waaw waaw cere diw yàqu ko dëgg la waaw cere diw yàqu ko parce que gisul leen ma mais man maa ngi liggéey maa ngi ak sama troupe mu ñëw lu jot yomb tout à fait jaag di ma ci jàppale ak ay xale Duuta Sekk maa ngi liggéey foofu Fanta yaatal ma naka la tudd groupe bi mu ñëw lu jot yomb dëgg la te defe naa ne loolu tamit ñàngat la ba nga xamante ne bi ci la ñuy tëjee chronique bi ñoo ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax di fàttali mbokk yi ñu ngi àndoon nag monsieur Pape Demba Ndiaye Lam nekk comédien bu mag di fàttali groupe am nag mu am sens bu extraordinaire mu ñël lu jot yomb te muy dëggit en tout cas ñi ngi leen di sant leen gërëm mbokk yi di remercier bu baax a baax madame Awa Ndoye Diop di recevoir dans quelques instants Mage mu ñëw ak ñun ci hijab du jour merci à tout de suite. salaamaaleykum tey maa ñëwaat encore ci hijab du jour pour présenter leen voile boo xam ne pour détendre la et tout comme voile boo xam ne associé ak li ma sol nii boo xam ne c'est très joli robe plus manteau et tout ok ñu na koy defee comme col bi dafa guddi nii su ma neexee manqué leen nii ndax mu ngi nii léegi na rafetee daal xam naa loolu. أنت للعينين ضي أنت عند الحوض léegi mën naa jël sama loxo lem ko nii يا حبيبي يا محمد jëlaat beneen pic bi waat ko ci kaw عليك يا boo leen fàttali ko ci commencement ba dama lemoon col bi léegi nag pour mu am col bu mag mu mën a wóor yëpp fa mu duwaat ko nii الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام bii mooy pic de finition bi سلام عليك صلوات الله عليك voilà tey voile bi nii laa leen indi encore rafet na neex na defar te yàggul même pas 5 minutes mën nga defal li ngay defar te du la yàgg daal mën na dem liggéey doo tardé et tout rafet na lool macha allah. قلبي حبي خير رسل ربي من به أبصرت دربي يا شفيعي يا رسول الله.
waaw ñuy kontaan lool nag parce que wax dëgg yàlla muraay yi rafet na en tout cas Maj ñoo ngi lay dalal jàmm c'est toujours un plaisir pour ñun recevoir la fii ci plateau Tam Tam nga def tamit muraay bu rafet ànd ci tamit ak yére ba mu war a àndal kontaan nañ la ci dalal la fii ci RTS 2 Maj encore une fois. merci beaucoup Yaha. salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp. kontaan naa trop bokk ak yéen plateau comme d'habitude en même temps man profité wu di jaaree Sidi Mokhtar parce que moom ñëpp a perdre ñëpp a perdre dëgg la en même temps di si gën a di feddali sama njaay si sama sëriñ sa Cheikh Thioro Mbacké moo nekk porte-parole personnel sëñ bi dëgg la en même temps kontaan naa trop jërëjëf kontaan nañu trop waaw léegi nag tey li nga xamante ne mooy ñu ko indil xëy na nga wax ñu ci tuuti parce que gis nañ exactement ni nga koy defee waaye saa su ne rek dañuy jàng ci yéen parce que même bi nga xamante ne bi yaa ngi ko def marié nga ko ak couleur yi jël nga daal def nga daal de sorte que vraiment marron beeg blanc bi yëpp mi ngi génn waaw avec un jeu merci beaucoup waaw tey Idja du jour ñu ne indi loo voile boo xam ne dañ koy def ak chapeau boo xoolee seen loxo bi moo ñu aidé loxo gauche moom lañ def nii dañoo def nii seen ko nii moom moo ñu gën a aidé te rafet na mën na dem fu nekk mën na fa dem mën na boo dee liggéey mën nga ko def et tout comme tey ji nu ma sol nii maa ngi sol noir laa jiital ci biir di manteau la mais d'accord blanc la ak marron te de ce fait voile bi ma def foog ma dama xalaat aussi ne xaaral ma associé couleur yi quoi léegi booy associé couleur bi naka ngay def dama njëkk a teg bu marron ba ma tegee bu marron fas ko ci suuf après jëlaat blanc tegaat ko fasaat ko ci suuf et de suite muy def nii di def mais kon ay yu ndaw lay nekk wala non yu mag la yu benn la bii benn la d'accord ok daal en tout cas daal ni nga koy fasee noonu xam naa ne faaw nag nga wan ñu ko. non dinaa leen ko wan incha allah beneen yoon dinaa leen ko wan incha allah. en tout cas Pape Demba nga gis nag vraiment chaque vendredi RTS 2 dafay wane façon mu muuraay parce que gis nañ ne que vraiment sénégalaises yu bëri léegi ñoo ngi muuru nga gis ne ñi ngi koy defee façon bu nekk mu nekk tamit de l'art rek comme toujours. waaw muuraay de lu ne fu ne la de. wallaay muuraay dafa jekk dafa rafet. te jigéen nëbb cëram. dafa am solo. gis nga muuraay bi ngeen di def nii. dina tànti nit ci lu bari. dina la xëcc ci lislaam dina la xëcc ci ñu bëgg la. mais boo muuruwul rek. dootoo neex a xool mais boo muuroo rek neex a xool. ah bon parce que neexuma xool tonton neexuma xool. non c'était pour rigoler mais vraiment mais nag bi nga def tamit lu ne fu ne la baax na de waaw tonton la bi pour àtte leen bi nga def moo jiitu bokk ci ñun dëggantal te amul dara lu ci des notre culture yow dañ lay wax naan tuwaar fa kàll la bii mu def it naka noonu parce que loo gis day évoluer dans son temps absolument lii mu def dafa rafet lool mais la tax mu def ko moom dong moo ko xam dafa nekk ci diggante def ngir ak def ndax ok def ngir ak def ndax waaw très très bien en tout cas Maj saa su ne dañuy kontaan di la recevoir di fàttali téléspectateurs yi ne nag incha allah ajuma bu jot Maj dana fi teew indi ñu daal façon wu daal naka la ñuy daal col yi nga xamante ne bi macha allah ñëpp a ngi koy def waaye ci biir loolu dana indi nag li nga xamante ne bi moo ci ànd parce que nag col dafa am yëre yu muy àndal. voilà comme d'habitude col bi nekk dafa am yëre bu muy àndal parce que boo xoolee da ngay col comme ni ma koy waxee rek dañuy boo dee col da ngay sol yëre boo xam dafa ànd ak col bi mais munoo col bëgg a sol yëre boo xam ni antocol bi loolu moo tax tout le temps Idja Massour mooy suñu partenaire da ciy jàpp à 100% Juma Fall Aïdara bon ma fàttali ko waa leen kii adresse play mi ngi feenee bopp la nekk ñaatari bi ñaatari numéro elle est joignable 77 567 83 21. Très très bien en tout cas ñu ngi lay gërëm plaisir de te retrouver la semaine prochaine. merci beaucoup. merci beaucoup mbokk yi ñu jeexal émission bi nag ak vue sur la toile. 4. ¿Cómo es que lo cambio? I got it. So this demon child, as you can see, can only be soothed with one thing. This is the power of Jesus? No, the power of reggae. Soldier.
Jet like Rasta. Take that, Jesus. It's the power of Bob Marley and weed. The power of the chronic. So this is why we say, legalize marijuana, damn it. Legalize. You saw it for yourself. The power of Bob Marley. Peace. nag mu doon sunu vie sur la toile ñu laaj Pape Demba Ndiaye Lam lan nga gis ci sunu vie sur la toile bi. ah kontaan ndax koo ne téyel ku ne. mu jël mais koo ne téyel mu ne la indil ñaari téyel la am. d'accord. téyel mu ne la indil wala am téyel moom nañ def xale bi. bu ñu ko bëggee forcer. dafa bañ. mais bi ñu ko indilee lu gën bu ñu ko nee téyel. def ko indil ko lu mel ni artiste bu mel artiste. te artiste boobu ñu bokk doon artiste ñu ñëpp. en tout cas artiste la muy def ci doomu aadama rëy na ñoo ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax. merci beaucoup en tout cas d'être venu. merci beaucoup jërëjëf di fàttali mbokk yi ñu ngi àndoon nag monsieur Pape Demba Ndiaye Lam di artiste bu mag di comédien bu mag ñoo ngi koy gërëm di ko sant di ko souhaiter bonne continuation sunu beneen invité bi nag Alioune Marème Ndoye lan nga gis ci sunu vie sur la toile bi. waaw gis naa ko parce que xale bi. xale la parce que xale moom li ngay instauré ci moom rek loolu ngay kii daal récolté waaw loolu ngay récolté li mu ci gën a jaaxal Bob Marley la ñu indi Buffalo Soldier mooy esclave yi africain yi te xam nga yëg naa ci lu bari mu laa ngi leen naan the slaves were treated like dogs esclave yi ñu ngi leen di traité loo xamante ne si c'est anormal loolu laa ci yëg te xale bi déggul sax li muy wax mais am na yëg-yëg bu mu am Buffalo Soldier mooy esclave yi en tout cas merci beaucoup mbokk yi ñu fàttali nag Alioune Marème Ndoye di tailleur waaye nag di waxtaankat bu mag boo xamante ne bi ñu ngi koy ñaanal jàmm ak salaam et une très bonne continuation merci beaucoup encore une fois Mage plaisir de te retrouver la semaine prochaine ñoo ngi gërëm di sant nag saa su ne suñu tonton Lamine Ndiaye merci tonton oui man li ma gis ci toile bi c'est-à-dire que ci wàllu éducation la jëm xam nga xale bi dafa am ambiance boo xam ne nii def ki nekk mu ngi gis parents yaa ngi koy forcer pour mu toog et pourtant Dieu sait que c'est pour sa sécurité xale du dugg ci biir oto di toog fi mag di toog important alors donc dafa am chaise am spéciale non seulement da nga ko war a toogal ci chaise bi même bu ko bëggul c'est pour sa sécurité mais aussi nga takkal ko aussi tamit c'est important parce que xale dafa léegi léeg-léeg mu tëb wala mu jëkk ñëw fekk bàyyi ji dawal mu daal di ko lëng wala leen ak yooyu te yooyu yëpp pour éviter ko mooy na toog chez eux musique bi dafa ñëw indi beneen ambiance boo xam ni c'est pour que attention apaiser voilà l'apaiser et encore ci biir attention ñu obligé ko loo xam ne ni il est obligé de s'asseoir très bien pour l'écouter merci beaucoup donc loolu dafa am solo jërëjëf tonton waajur bu ko xam moo gën bu ko xamul nag day wocc xale bi ci na mu mel su boobaa ngaañ li ci moom dëgg la en tout cas ñu ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax ci biir loolu yaakaar naa ne ceinture de sécurité c'est pour tout le monde et je pense que ce serait très bien que ñun ñëpp ñu àndandoo ku dugg ci oto rek xëcc ceinture bi et je pense que pour sécurité ñëpp la ñoo ngi gërëm di sant bu baax a baax di gërëm encore une fois madame Awa Ndoye Diop mbokk yi di gërëm Mariama Magasuba mi nga xam ne saa su ne mooy jaar ci sañse bi di fàttali numéro téléphone am 77 634 44 11 mi ngi nekk fële ca Padoua Builders villa numéro H56 di leen jox rendez-vous inchallah suba pour beneen émission Tam Tam bonne suite des programmes sur la RTS 2 au revoir